ami internet Sénégal 7 dal leen ak jàmm ñu am mbégte rek tey di dalal monsieur le ministre Moustapha Diakhaté monsieur le ministre ñoo ngi lay dalal ci Sénégal 7. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ci dalal gi di nuyu internet yi nuyu seetaan yëpp di ñaan yàlla waxtaan wi amal njëriñ askan bi. monsieur le ministre jamono ji dafa am lu xew yàgg naa xew sax waaye da ca gën a fës jamono yi mu di émigration clandestine bi nga xam ne ñu ngi koy def nit yaa ngi dee récemment sax am na benn bateau benn gaal gu ci explosé marine mi ngi pourchasser ñi nga xam ne ñooy dem loolu ban gis-gis nga ci am. jërëjëf xanaa metti lu ko rek ndax loo xam ne dafa am bakkan da cee loru moom mu neesul def lu dul metti lu ko. kon ñi ci faatu moom maa ngi leen di ñaanal yàlla xaral na jëna di leen jaale seeni wayjur ñooñu faatu nag damay wax toujours ne man damaa jàpp ne dañ leen a rey. ci naka. ñett ñii nag ñoo leen rey benn bi état bi la benn bi seeni wayjur benn bi askan wi xam nga état bi ci article 7 bu constitution bi dafa wax ne état a l'obligation de protéger la vie des Sénégalais maanaam état moo war a aar bakkanu askan wi. ma jàpp ne état bu taxawoon na mu waroon taxawee nit du mën a defar ci réew mi ay looco yu rëy yu mën a def téeméeri nit ak juróom fukk jaay ko ci réew mi ay nit wuti client ci réew mi ba ñu déparé ci tefesu réew mi te état yëgu ko su amee rek soit état amu fi wala boog état deful liggéeyam yaar yooyu dara baaxu ci kon ñàkk a def état bi liggéeyam wala ñàkk a nekkuk état bi pour man bokk na ci ñi rey ñëw ñu faatu. mais est-ce que du nappkat yi nga xam ne ñoo dem ci géej gi di napp jën yi. déedéet xam nga yow mii boo yoree welo boo ko tegee ci autoroute bi bala nga àgg ñu jàpp la ndax welo dañuy tere mu daw ci autoroute. Sénégal looco daa bokk ci moyen de transport en commun yi ci géej du moyen de transport yoon mayewu ko kon encore une fois ñàkk a tax def état li ko war moo tax ñu faatu ci condition yooyu. benn bi nag mooy waajuru nit ñi xam nga Sénégal dañuy wax naan jur yara dal du jur mu dee waaye jur ko amul njariñ mooy yara dala loolu dafa garaaw day pression bu métti ci xale yi kenn ku ci nekk mag da ngay bëgg yor say wajur soo mënta yor say wajur da ngay jàpp da ngay am gàcca maanaam daanaka dee sax moo la koy gënal su ko defee xale yi gis nga dem gi ñuy dem ñaaraka dañuy gàddaay maanaam nañ dem rek ba même bu fekkente ne mënul luñ dara seen askan itam seeni wajur dootuñu leen gis pression bi dootu leen dal bi des mooy Sénégal aussi mooy askan bi ma la wax mooy ñetteelu reykat bi mooy askan bi mooy Sénégal dañoo àgg ci ku amul xaalis ñu jàpp ne bokkoo ci réew mi ku amul xaalis ñu jàpp ne tekki woo dara ku amul xaalis jabar doo ko mën a am ab sëriñ sax boo deful ndànk doo ko mën a am yett yi nag boo ko boolee moo indi ñooñu xale yi di dem ci géej gi ba seen bakkan di ci rot kon encore une fois man dama koy mettilu di ko ñaawlu nag di sàkku état mu jël responsabilité ñu wut ay loi yu metti yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy defar bateau yi ñiy jënd bateau yi ak ñi nga xam ne ñooy wut clients yi dem ak ñiy dawal bateau yi kuñ ci jàpp ñu teg la daan yu metti ba sa xel dootu ko xalaat. benn 2016 bi terrorisme jibee ci Afrique état bi dafa wote woon benn loi indi ko assemblée nationale gouvernement bi dafa indi woon benn loi assemblée nationale mooy la loi antiterroriste 1960 ak léegi amul benn terroriste bu rey benn Sénégalais fii ci réew mi 2020 léegi ab mbooloo ñoo faatu ci immigration clandestine kon war nañoo wut une loi anti immigration clandestine loi boobu nag li ko war a tax a jóg mooy ñi nga xam ne dañuy dund ci jaaxleeg gone yi dañuy dund ci détresse su nit ñi maanaam di defari bateau di ko jaay ak di ci wut ay clients ñu di leen yóbbu ñooñu dal ci seen kaw ba kenn ci ñoom dootu ko xalaat bi ci des Sénégal 700 kilomètres de côte maritime la am mu tàmbalee Ndar ba ngay dem les îles Caravanes warees na fa mën a def un dispositif de surveillance tey ji gis nga Ndakaaru foo fi jaar gis police ak gendarmerie ci mbedd mi ñuy surveiller 24/24 foo dugg fu ne ñu xool ba xam ndax takk nga gànnaayam déet dispositif boobu la ñu war a teg ci tefes gi pour que kenn dootu ci mën a gaare ab looco di dem bitim réew loolu encore une fois jàpp naa ne bu ñu ko defee léegi mbir parce que li nekkat ne jon mooy li ñu war def mooy sauver ay bakkan en attendant ñu discuter kan lu tax ñuy dem pauvreté déedéet waaye pour le moment li nga xam ne mooy alikala ji mooy nañ fexe ba benn doomu Sénégal dootu faatu ci jóge ci réew mi dugg ci locc te man xam naa loolu état bi mën na ko bu ñu defaree loi yu baax di daan ñëpp koo xam da nga ciy dugal sa loxo teg benn dispositif boo xam dañuy surveiller code bi ak des caméras de surveillance ak police ak gendarmerie ak des ASP
dans tout dans les 750 dans les 700 kilomètres de façade maritime je crois que bu ñu ko defee léegi tey mën naa am mbirum mbëkk mi jóge bi. mais ndax jàppoon ni tey jii bu fekkonte ni état li mu doon wax ci politique am mu ne dana wutal ndaw ñi yëpp ñu mën a liggéey loolu gis nañ daanaka liggéey amatul te gis nañ tamit géej gi am na ñu bëri ñu ngi ñaxtu ne dañ koo jaay ba amatuñ fu ñu nappee. loolu ndax loolu est-ce que bokkul ci li nga xam ne moo gën a favoriser. xam nga état ab rôle am du wutal nit ñi liggéey. loolu état bu ko waxee day wax lu ko neex état li mu war def mooy créer conditions yoo xam ne koom gi dina mën a wut ay emploi xam nga état bi gouvernement bu Sénégal 135 000 personnes lay employé te Sénégal ñi fiy liggéey mën na 5 000 personnes 5 millions de personnes kon nag ko fa état bi ab liggéeyam di wutal nit ñi mu xëy déedéet état daa war a conditions yoo xam ne koom gi dina mën a créer dana mën a tax nit ñi am lu ñu def. mais ndax conditions yooyu réunir na. déedéet bu réuniroon kay xale yi duñ dem loolu kay moom xam nga ndax Sénégal am na emploi wala amul emploi moom tontu bi mooy xale yi mbëkk ci géej gi. maa ngi dégg rek ñuy wax naan waaw xale yi leen di tax dem ñàkk emploi c'est vrai xam nga xale yi lan moo leen tax dem dañoo amatul yaakaar ci réew mi looloo gën a garaaw ñàkk emploi bu ñu amoon yaakaar ci réew mi duñ gën réew mi maintenant wax nga sànq ci mbirum géej gi da ngay dem tey nga jóg bu la neex nga def vérification bi journaliste nga dem Guet Ndar nga tàmbalee fa di dem ba ngay dem Île Caragane dëkku lébu boo dem dëkku nappkat boo dem li ngay impressionné mooy nit ñi wóor na ñii ñu ngi dund ci ñàkk alors que ay milliards la ñu jël dugal ko ci koomu réew mi ay milliards la géej gi mën a yor kon bu fekkonte ne ñooñu organiser leen nañ leen waroon organiser 1960 ak léegi ab nappkat xelam du xalaat di jéem a jël bateau di ci dem Europe pour wuti lu mu am kon encore une fois googu wet aussi liggéey bi dañ jël géej gi jox ko ay doxandéem wala ay boromi xaalis yoo xam ne ñu ngi ci réew mi yor ay bateau yu rëy ay bateau usine alors que la pêche artisanale muy ay des centaines de milliers de personnes lan lañ yor ay pirogue motorisées amuñu sax fu ñu denc seen jën buñ ko nappee kon encore une fois ci wàllu emploi état bi daf ci lajj deuxièmement ci wàllu politique de pêche kooku moom catastrophe la ndax bu politique de pêche baax ak Sénégal li mu am ci géej ci ndox ak ci géej ak jën yi ci nekk kon jàpp naa ne nit ab nappkat xelam du xalaat di 200 wala 300 000 francs di ko fay pour ñu génne ko Sénégal pour muy dem Espagne kon encore une fois effectivement loolu moom li ci wér mooy tontu ndax Sénégal am na emploi wala amul emploi tontu ndax Sénégal am na politique de pêche wala amul politique de pêche mooy xale yi dugg ci mbëkk mi di xaru daanaka ngir génn réew mi ndax seen yaakaar nekkatu fi. mbëkk moom nga wax sànq ñi ciy faatu bari nañ ndax jàppoon ni rek Frontex moom dafa échoué. ah mais bien sûr Frontex xaalis bi ñu yor rek bi ñu ciy dépensé par jour su fekkoon ne dañ koy jox nappkat yi maanaam boobaak léegi kenn dootu ñàkk ci réew mi c'est-à-dire alal ju yàqu la et puis li ci gën a garaaw sax du alal ju yàqu ji mooy naka la réew mën a amee indépendance am moom boppam di nangu Espagne di ko yónnee ay marin ak i bateau muy surveiller ko tam non loolu Sénégal moo ko war a defal boppam d'ailleurs sànq yaa ngi wax am na benn lu ci xew fan yi démb wala bëkk démb ab bateau boo xam ne marine Sénégal moo ko moom ay xale yu doon jéem a dem ci géej gi mu leen dog mbëkk leen ba ay mbooloo faatu na ci loolu nag jàpp naa ne gouvernement bu Sénégal war na ci def enquête bu leer gouvernement bi laay wax war na ci def enquête war na ci addu président de la République war na ci wax wala ministre de la défense ñu enquête ba xam loolu nu mu demee parce que nag jàpp naa ne bateau armée warul mbëkk ab looce boo xam ne ay nit a ci nekk loolu moom su amee c'est un crime te crime nag dañ ko war a sanctionner mooy ña nga xam ne ñoo def loolu war nañ leen a jàpp def enquête yu xóot teg leen daan parce que nag c'est pas parce que c'est des militaires que lu leen neex def ñun li ñu bëgg mooy ñu sauver Sénégal yi waaye bëgg ñu leen rey wala bàyyi woon leen ñu dem sax ba dee ci àll bi moo gën kon encore une fois loolu moom maa ngi koy ñaawlu fa maintenant Frontex moom c'est un échec c'est pourquoi man may proposer au lieu que ñun ñuy dépendre ci Espagne ak yooyu pour ñu dinu surveiller suñu ko ay ñun Sénégal ak CEDEAO maanaam réew yi nga xam ne ñoo bokk tefes gi ci Afrique de l'Ouest mais war nañu mutualiser seen i possibilités mutualiser seen marine mutualiser seen armée de terre de l'air pardon am ay hélicoptère wala ay avions yoo xam daañu mën di naaw di wër di tiim tefes gi wut ay patrouille yoo xam ne daañu mën di daw di xool tefes gi te ñu moomal ko suñu bopp jàpp naa lu mel noonu bu fekkee Europe dañoo bëgg a dimbali na na jox xaalis pour ñu defar loolu waaye ñëw ci seen bopp ñoom di xoolal suñu bopp suñu frontière loolu moom jàpp naa ne vraiment ak matadi la kooku moom gouvernement bu Sénégal daf ko arrêté léegi parce que ça échoué parce que bu échoué wul woon doo dégg bis bu yàlla sax ay nit dem Espagne. ci wàllum koppar yooyu nga wax sax xam naa ci la ñuy desandi Boubacar Seye Horizon Frontières sans frontières moom yëkkati na ay kàddu te di tuumaal gouvernement bi daal di wax ni 118 milliards yi nga xam ne Union européenne joxoon na ko ngir ñuy xeex mbëkk mi dañ ko damm ci seen gafaka loolu la ciy sa xalaat. ah xaw ma fu ñu ko damm daal waaye jàpp naa ne lim bu toll noonu moom bu ñu ko indee ngir xeex maanaam mbëkk mi wax dëgg yàlla nag Sénégalais war nañ ci teg bët luñ ci def luñ ci réaliser ah man de wax dëgg yàlla gisuma ko
waaw bu fekkee nag dégg nañ ñoom lii Boubacar wax parce que Boubacar moom yëf yi lu ko itteel la te jàpp ma ne dina ci waxantu gouvernement bi nag war naa indi tontu mais nag li ci garaaw mooy gouvernement bu Sénégal moom ñaare yu mel noonu bu ñu koy wax dañuy waaf rek te loolu dafa garaaw parce que gis nga réew bu ñu la ko dénkee ña la ko dénk loo cay def rek war nga leen ko wax. kon encore une fois man jàpp naa ne gouvernement bu Sénégal war naa leeral Sénégal lan la Union européenne dugal ngir ci xaalis ci réew mi ngir xeex mbëkk mi gouvernement bu Sénégal war naa def le point sur le Frontex ñaata lañ ci def ak ñaata lu sauvé je crois que loolu aussi war na ñoo xam lu mu doon ak ñaata bato lañ fan la ñu nekk parce que aussi réew mi nun noo ko moom suñu géej gi noo ko moom bu ci ay doxandeem ñëwee sañcee ñëw di xool ndax ñi ngi fi def wala def ñun ñu moom réew wax dañ koo xam kon encore une fois ci wàllu koppar yooyu bu bëgg a say tudd maa ngi rafetal jëfam war naa gouvernement bu Sénégal war na ci indi tontu te nag nu mu gën a gaawee moo gën. jërëjëf monsieur le ministre xam naa nag foofu la ñuy bawoo rek daal di dem ba Guinée la nga xam ni moo fa xew mu di élection présidentielle ba gis naa na violence ci am gannaaw bi scrutin bi jeexee ba ñu bëri ñàkk ci seen bakkan loolu ban jàngat nga ciy def. d'abord man xam nga élection Guinée bi man maanaam bisu élection yi man intéressé xam nga lan moo ma ci gën a intéressé mooy Alpha Condé mi ci bokk te waru ci woon a bokk. xam nga 2010 Guinée coow lu bari dafa amoon ba ñoom Guinée ñu dem Ouagadougou Burkina Faso def seen waxtaan ba d'accord ci ab constitution bu bees d'accord ci dispositif électoral bu bees ba ñëwee ci le président Alpha Condé falu constitution boobu ne ku am 2 mandats ci ngay yem président Alpha Condé def premier mandat 2010 2005 faluwaat 2005 ba 2020 mu ñaari mandat yi jeex mu war a dem yoonam au lieu mu dem yoonam mu jël constitution bi suul ko lakk ko daal di defaraat beneen constitution daal di ne léegi gouvernement maanaam 3e république la maanaam mel amatuma ñaari mandat yi ma amoon sax bokkutul sëñ bi loolu dafa garaaw na d'abord parce que violé na def na loo xam ne kenn mus ko def loolu moo gën a garaaw coup d'état maanaam jëlub constitution lem ko ci sa poste moo gën a garaaw coup d'état di garaaw na ci li mu def moom ci boppam mi waxoon ne du wut mukk 3e mandat du modifier constitution bi ab 3e mandat wax na waa Guinée lu dul dëgg te loolu kilifa waru ko def mais li gën a garaaw nag mooy cell gi ci ne CEDEAO cell ak Union africaine parce que ba ñu gisee muy def loolu la ñu waroon a jóg àddu ne ko sëñ bi lii ngay def du fi amee soo fi organiser élection duñ ko reconnaître duñ fa yónni observateur te boo faloo duñ la reconnaître dal ci kawam ba xelam ba mu génn ci parce que nag boo ko fàttalikoo yaay jàmme bi mu fi bëggee fëkk ay élection mais CEDEAO dafa dal ci kawam ba génne ko réew ma kon nam tuddati président Condé su fekkee daa bëgg maanaam pexe ba bokk te wërta bokk CEDEAO ak Union africaine waruñu ko woon a bàyyi mu bokk kon encore une fois man li nga xam ne moom moo métti ci problème mu Guinée bi mooy le fait que président Condé bokk ci élection yi te waru ci woon a bokk gis nga loolu moo indi lépp bu fekkoonte ne bokkul woon ci élection yi Guinée bu ñuy def élection yu dal la ñuy def ñu tànn ay programme ak i personnalité kon duñu am benn jafe-jafe kon encore une fois seetaan Union africaine seetaan ak CEDEAO ba muy laaj 3e mandat moom ci boppam aussi mu maanaam mu weddi waxi boppam moom ci boppam aussi mu violer constitution bu Guinée je crois que yooyu yëpp boo ko boolee li mën a jur mooy musiba mi am Guinée kon encore une fois man bettu ma woon waaye man li may ñaawlu dëgg-dëgg mooy le fait que mu bokk ci élection yi. mais Union africaine bi nga wax sànq ak CEDEAO seetaan la wala ak par la ndax bu ñu dañu defoon ca Gambie. oui ba bien sûr bien sûr bu fekkoon par la kay xam nga seetaan day ànd ak far di gis nga ñaari nit bu ñuy xeex képp doole bu fekkente ne da ngaa seetaan képp doole nga faral c'est-à-dire que xeex bi maanaam violation bi Alpha Condé violé constitution bu Guinée le fait que moom mu weddi waxam loolu moom dafa wan doole dafa jaay doole waa opposition bu Guinée kon encore une fois ñi seetaanuñu dañoo far ak li nu mu tudd président Condé def kon encore une fois CEDEAO ak Union africaine seen taxawaay bu ñaaw la moo tax d'ailleurs boo gisee africain yu bari wan nañ gannaaw CEDEAO ak Union africaine yaakaaru suñu ñoom dara te man gëm naa ne CEDEAO am na njëriñ am na liggéey bu mu liggéey ci Afrique de l'Ouest je crois que liggéey boobu dañ ko war a liggéey moo tax may sàkku ñu la charte wala boog le traité additionnel ñu yokk ci tere 3e mandat ci Afrique parce que nag bu ñu defu ndànk 3e mandat dina taal Afrique Guinée gee moom kenn xamul fan la yëf yi yem Côte d'Ivoire gii lu nar a garaaw ma fa am Sénégal aussi bu Macky Sall bëggee 3e mandat lu gën a garaaw 2011 dina fi amaat te loolu nag jàpp naa ne Union africaine ak CEDEAO waruñu seetaan ay chef d'état parce que ñoo yor nguur yi di rey ay askan ngir toog au pouvoir loolu c'est inacceptable. pour yow ñooñu organisation yooyu lan moo war a nekk seen taxawaay ci mbir mi 3e mandat. mais doo xam nga déjà xam nga Union africaine
ak CEDEAO dañoo bind ñoom di tere maanaam nit kuy suppar ñi ay constitution wala ngay suppar ñi ak code électoral pour mën a toog kon ñoom bu seen texte yooyu ñu am mais nañ fexe ba ku ci bokk respecté ko mais bu fekkente ne yow da ngay président de la bokk ci CEDEAO ngay jalgati constitution di jalgati code électoral ngir toog ñu ne pat kon en réalité dañ la faral kon li ñu def mooy xëy na Yaya Jammeh moom daa néewoon doole rek ñu dal ci kawam waaye bu fekkee président bu mel ne Ouattara la wala Condé dañ lay seetaan je crois que loolu moom bu fekkente ne moom la Union africaine ak CEDEAO bëgg a doxal daañu am naan crédibilité bu ñu amoon sax dina dañ te loolu nag moo gën a garaaw ci kilifa bu demee ba buy wax kenn du ko déglu ndax dañ jàpp ne li muy wax dara du ci dëgg c'est très dangereux. Cellou Dalein Diallo jàpp nañ ni ña fare moom jàpp na ni moom moo gagné élection yi loolu noonu nga xam ni troisième mandat moo ko indi fan la Afrique nar a jëm. waaw écoutez man du ma sori ci ndax Cellou Dalein moo gagné wala gagné wut maintenant bu fekkee moom moo gagné na génne ay chiffres am kooku boobaa aussi danañ ko waaye maa gagné rek xam nga loolu aussi doyut waaye man problème bi nekkul ci maa gagné wut c'est-à-dire li am mooy Alpha Condé dafa waruwoon a bokk ci élection dans la mesure warul bokk ci élection yi li ma jàpp li ñu war def fii ne mooy annuler l'élection présidentielle de Guinée annuler ko ak génne ci Alpha Condé organiser waat yeneen élection ku gagné ñu jox la réew ma loolu foofu la Union africaine ak CEDEAO war a déet du yomb waaye nag maanaam du jafe du tee ñu war koo def parce que Yaya Jammeh ba mu ne gañ maa gagné mais dañ ko waa fekk yóbbu fa ay soldats Macky Sall mi moo jiite woon yëf ya ma jàpp ne moom itam cellam jim ne cell ci mbirum Alpha Condé bu nu defu ndànk bu nu neexee ñun waa sunu Sénégal sunum xel tey ci moom lool parce que njàmbaar ga mu wane woon ci Yaya Jammeh pour mu bañ a sàcc élection yi ca Guinée ca Gambie Macky Sall wane na yaafus pour bàyyi président Alpha Condé mu bokk ci élection yi te jàpp naa ne na mu waroon taxaw bu ñu taxawee woon ak les pays de la CEDEAO kon yëf yi du demee nii. gis nañ ñi nga xam ne ñooy Guinée yi nga xam ne ñoo faral Sénégal def nañu appel président Macky Sall waaye ba léegi pataar la ci wane. ndax loolu wanewul ni rek moom tamit daa xuus. ñaak jàll ci troisième mandat. en tout cas sañes ñaaw njort de parce que njàmbaar gi mu wane woon ci bi Yaya Jammeh nar a fëkk élection ci Gambie ak yaafus gi mu wane ci mbirum Guinée mii bu ku mu neex sam xel tey ci ne maanaam sam xel tey ci maintenant li ci des mooy gis nga ñun liñ séq ak Guinée séquñu ko Gambie Sénégal ak Guinée ñoom rek mooy ñaari réew ci àdduna yoo xam ne y a 3,5 millions personnes yoo xam ne dañoo am nationalité guinéenne ak nationalité sénégalaise ñun rek ñoo ko am ñun li ñu séq ak Guinée séquñu ko Gambie ci suñu biir la nekk waaye amuñ 3 millions 500 000 yoo xam ne dañoo am nationalité sénégalaise ak nationalité gambienne donc ñun Guinée daa bokk ci Sénégal parce que 3 millions sénégalais yoo xam ne ay origine guinéenne la sëñ bi loolu bokku amul yemalewuñu ko benn réew moo tax Sénégal amul sañ-sañu noppi amul sañ-sañu maandu ci liy xew Guinée parce que lii xew Guinée day xew ci suñu biir la xewee ci sunu njaboot la laal kon encore une fois man cellu président Macky Sall ji moom xaw na maa jaaxal nag boo xoolee même duñu meñu Sénégal nag la classe politique sénégalaise yu mel nii ñoom ñëpp a ci waaf loolu nag li muy tekki rek mooy problème de respect ñun bi ñuy nekk étudiant su dara masaan xew ci Afrique rek dañu bind communiqué ñaawlu ko waaye nag fi ne li ma jaaxal moom mooy gars yi moom lu mën a xew dañu toog di seetaan rek te loolu du ciru kilifa gis nga su fekkee démocratie da nga ko gëm fépp fu ñu yàqee démocratie rek war ngaa yëkkat sa kàddu kon encore une fois président Macky Sall moom cellam ji sañ naa ñaaw njort ci ne xëy na daa bëgg buy wut troisième mandat duñ dal ci kawam waaye loolu il perd son temps de façon même bu waxut itam bu bëggee troisième mandat moom dina gis lu tàng jër ci côté am. xam naa boobu moom du yomb te coow lu rëy lay indi. déet dana gis lu raw li Ablaye Wade gisoon 2011 kay. ok moom. leneen coow lu am. mu di la xew ca France. mu di propos yi nga xam ni président Macron jël na ko teg ko ci communauté musulmane bi duñu arrêté mukk di caricaturer yonent bi alayhi salaatu wa salaam. loolu en tant que politicien ban gis-gis nga ci am. déedéet avant sax may nekk politicien en tout cas nit rek. xam nga président Macron daa wax ne France du ñu bàyyi. caricature président Macron wax na lu dul dëgg gis nga journal Charlie Hebdo mi ngi tuddoon Harakiri noonu la tuddoon dañoo caricaturé woon général de Gaulle ñu porté ko plainte yóbbu ko tribunal jugé leen condamné leen annulé tere journal bi ci caricature général de Gaulle la ñu condamné woon tere Harakiri ña nekkoon ci Harakiri ñoom ñoo sos Charlie Hebdo kon France renoncé na ci caricature waaye léegi lu tax France moom saña tasu interdire ab journal tëj ay journalistes parce que dañoo caricaturer général de Gaulle c'est France googu di nangu ñuy caricaturer yonent boo xam ne ay milliards jullit ay milliards nit mooy seenub yonent boo xam ne
maanaam la deuxième religion de France lu mat tuuti mën na 6 millions de Français yoo xam ne yonent boobu mooy seenu yonent. kon encore une fois non seulement président Macron fen na France effectivement maanaam bëggul caricature bu fekkente ne dafa laal ay nitam mooy li ma la waxoon ci Harakiri waaye li ci des mooy dafay provoquer la communauté musulmane maintenant nag gis nga mbéjum kanam borom ma koy faj. xëy na tey bu ñu doon xeex ci soldat ak soldat France xëy na moonu man waaye nag am na xeex boo xam ne ñun bu ñu ko defee ñooy duma France muy guerre économique mooy boycotter les produits France c'est pourquoi man li président Erdogan digle ma jàpp ne bu ci umma islamique bépp dugalee seen loxo léegi France dellu ginnaaw c'est pourquoi man li ma doon souhaité mooy l'OCI def benn session extraordinaire lu mu gën a gaaw maintenant avec le système internet les webinaires mën nañu def conférence kenn du génn sa bureau ñu waxtaan def résolution wax tous les pays musulmans ñu boycotter tous les produits français gis nga loolu bu ñu ko defee balaa am une semaine France dina dellu ginnaaw parce que France moom amutub xarit waaye am na intérêt te intérêt am dina ko sàmm kon encore une fois maa ngi ñaawlu kàddu yu président Macron yi di wax la umma islamique ñu jël seeni responsabilité parce que yenn yi ak yabel la bi ci des nag mooy cell ji nga xam ne sunu waa ji moom itam nee na ko ci cell muy président Macky Sall loolu itam wax dëgg yàlla man jaaxal na ma affaire Charlie Hebdo bi en 2015 janvier 2015 moo ko jiitu gis nañ mu dem ci marche bi je suis Charlie déedéet demul wax bu yemoon foofu sax bu demoon ci dem rek waaye ba mu demee maanaam ci rang bu njëkk gi sàppe su njëkk si doon ñaaw lu yëf yi ci la bokk dama jàpp nag d'accord rey journaliste moom d'accord ma ci waaw rey moom man rey kenn sax la d'accord man sama xar sax mënu ma ko ni tabaski kon rey moom d'accord ma ci waaye nag moom ginnaaw daa demoon di jàppale France ci mbirum Charlie jàpp naa ne war naa mën a jàppale nag la communauté musulmane muy les 7 peut-être lu mu tuuti war naa mat 1 ba 2 milliards de personnes te ñu tooñ seenu prophète te mu nekk président boo xam ne réew mi ñi fi ëpp ay jullit lañ. te moom nee na jullit la. déedéet xam nga man sax président de la République pour man président de la République du jullit président de la République du nit c'est une créature constitutionnelle. président de la République du nit Macky Sall en tant que personne moom jullit la waaye président de la République moom du jullit du chrétien président de la République rek la war a doon donc kooku du problème mais nag en tant que réew moo yow président de la République nga xam ne sam réew ña fa ëpp ay jullit lañ jàpp naa ne war nga bu ñu leen tooñee tooñ gu toll nii nga yëkkat sa kàddu ñaaw la ko waaye nag président Macky moom jamono ji daa mel ne noppi da ko gënal parce que boo xoolee même xale yi faatu ci géej gi benn tweet muy loo xam ne sénégalais yi xam lu muy wax sa bëriwut ci la wax ju woyof mel ne xale yi dañ doon taxawaalu ci géej gi ba yàgg ñu faatu tudd sax immigration clandestine tey ji li am nii ci soldats yi rey ay nit mu ngi ci ne patt ñu dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne patt xawma ñan ñoo ko conseillé boobu communication moom c'est une catastrophe am réew boo ko yoree bu dara xewee ci réew ma wala am lu leen naqari da ngaa war a addu bokk ak ñoom naqar wa loolu mooy taxawaayu kilifa gu mat. boycott produit français yi nga xam ni moom nga wax ni sànq bu ñu ko defee dina régler problème bi fii ci Sénégal moom ak 95% des musulmans bu ñu ko appliqué woon ndax duñu faatu ndax daanaka ñun li ñuy jëfandikoo la France lay jógee. déedéet xam nga xeex bi gis nga xeex nag moom booy xaar la ci gënaaw teel doo tiire c'est-à-dire que danoo ñun bu addis waxee ne ñun yonent bi moo nu war a gën a sunu baay moo nu war a gën a sunu yaay moo nu war a gën a sunuy doom kon yonent bi war na noo tax nu nangoo xiif yonent bi war na noo tax nu nangoo bañ a am essence bañ a mën a téléphoné yonent bi war nañu koo jaral kon encore une fois man li ma xam mooy bu fekkee dañoo dugal France ci boycotté ay yëfam France moo ciy loru parce que ñun France li mu nuy jaay moo ëpp li ñu koy jaay kon jàpp naa ne guerre économique moom bu ñu ci duggee France moo ciy loru te du yàgg parce que nag gis nga France li ma la waxoon sànq amuti xarit waaye xam na fuy intérêt nekk te intérêt nag intérêt économique la moo tax ma jàpp ne bu umma bépp dugalee seen loxo ci xeex bi defe naa ne léegi mu dëkk maintenant nag am na lenn loo xam ne aussi tiis na ma lool mooy cell ji ci kilifa yi diine yi Sénégal tool c'est-à-dire Sénégal tariixa boo dégg ñu naan yonent bi lu leen bëgg mooy su te yonent bu ñu dalee ci kaw nga ne pat te kuñ ci tuddoon sëb sëriñ coow li ne kuru ci réew mi surtout ci période gàmmu bu ñu nekk je crois que Sénégalais war nañu seetaat seen bopp c'est-à-dire nañu delluwaat ci diine parce que delluwaat ci diine mooy nag ñu nangu ne ki nu yilif ñun ñëpp mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi nag bés bu ñu ko gàkkalee jàpp ma ne maami kenn fii dina mën a set loolu encore une fois lu ma naqari la cell gi ci kilifa yi diine yi cell lan nga foog ni mooy régler problème boobu définitivement mais ñu respectante xam nga liberté d'opinion ñëpp ci d'accord waaye président Macron bi ko Erdogan waxee ne da ngaa dof mais dafa woo ambassadeur am waaw moom bu ñu ne ko da ngaa dof mu mer te moom mu nangu ay nit di saaga yonent bi jullit yi no xam nga bu ñu bëggee muy loolu sax waxuma la adduna mais diggante kër nit ak nit baay ak doom dëkkandoo ñu bokk bu réew lenn moo mën a tax seenu ànd mën a yàgg mooy ñu respectante ñu wegante c'est-à-dire la France dafa war a wekk jullit yi la France dafa war a wekk musulmans yi évidemment jullit yi dëkk France aussi dañoo war a wekk les lois de la France mais loolu bu ko kenn ku ne defee rek jàpp naa ne jàmm na leen ne pays
waaye wax dëgg yàlla ay wëyu di bind di dessin yonent bi dessin yu gën a ñaaw mu yori bomb wala muy rey nit nga bàyyi ko naan sañ nañ ko sëñ bi loolu tooñ la. kon li ko mën a dindi rek mooy France weg nu France nag pour nu weg nu ñun ñoo ko war a wan xar kanam boo xam ne dinañ lo parce que wala fa def ne bukki bu daweem ponkal ci mbedd dal ci koom c'est que ca doxinu bukki wala gis nga France bu ñemee li mu def jullit yi sa jullit yoo ñàkk fay amul benn journal bu ñemee caricaturer les juifs te France duñu dal ci seen kaw doo dégg ñu tudd juif yi parce que juif yi dañu am seen ful la c'est que malheureusement jullit yi nag dañoo ñàkk fayda moo leen teg loolu waaye doo dégg mukk ñu caricaturer ab juif wala ñu wax ci loo xam ne ko def France gépp wàcc ci mbedd bi waaye nag jullit yi moom lu ñu leen wax ñu ne ñu waaf loolu ñu jàpp naa ne jàppoon ni comme li ñu wax ni diine l'islam tolérance la moo tax ñu déedéet non lii du tolérance li kay buxat la ak ragal la bu fekkante ne yow yaa wax loolu Macron wax ba na nga ni gars yi boo li Macron wax ci caricature yi ci yonent bi yow boo ko waxoon ci benn sëriñ ci Sénégal gi sa kër ñu taal ko gis nañ loolu bi mu xewee Abdou Karim Gueye xurum xaax daal di taal drapeau France ba ñu jàppandikoon gannaaw bi ci leen ko bàyyi wax nga wax ji ginnaaw boo taalee drapeau France ñu jàppale waaye Macron bu ko neexee mu saaga jullit yëpp gouvernement bi ne pat ak police am ak gendarmerie eh bien ça veut tout dire mooy li ma la wax rek c'est-à-dire que ba léegi c'est-à-dire xam nga tubaab yi ñoom dañoo coloniser boo xoolee tous les pays musulmans pratiquement c'est des pays qui étaient anciennement colonisés loolu tax na maanaam tubaab yi respecté wu ñu mais nag li ma jàpp mooy pesum kanam moom borom ma ko war a fayal boppam c'est-à-dire ñun jullit yi ñoo war a jóg wan xar kanam adduna boo xam ne kenn dootu ñeme yëkkati kàddu gu ñaaw di ko teg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ bi yonent bi mu fi jógee léegi dafa yàgg mën na junni ak ñeent téeméeri at waaye sëñ bi kii defut kenn luñ koy yebee defut kenn à la limite yóbbu ñu sax yonent bi ñun lañ yeb c'est-à-dire ñun bu ñu defee lu ay nañ ñu wax waaye nag moom nañ ko ci génnee kooku man jàpp naa ne daal suñu ñàkk fayda suñu ñàkk fulla malheureusement nag xam nga seen kilifa moom maanaam muy kilifa réew ak kilifa aada ak kilifa chrétien kilifa moom la koy tax a doon kilifa mooy ak am fullaam am faydaam lu mu war a bañ mu bañ ko ba ñëpp xam ne bañ na ko lu mu war a dindi mu dindi ko ba ñëpp xam ne li ci des mooy xoolal parce que yonent bi dañu digal ñun jullit bu ñu gisee lu bon ñu wax ci wala ñu jëf ci su fekkee jëf nañ ci waxuñu ci nag ñu door a muñ waaye ñun nag dafa mel ni dañu jëkki muñ te muñ kenn du ko jëkki buñ la tooñee da ngay wax boo gisee lu bon da nga cey wax soo gisee lu ñaaw da nga cey jëf soo noppee nag jéem wax nga jëf nga sottiwut nga door a muñ kon encore une fois man li may lancer un appel à l'ensemble de la communauté musulmane du monde et du Sénégal surtout et des chefs religieux nag mbir mi ñu dugal seen loxo ba France xam ne nag du 6 millions de Français yi nekk France rek la amal affaire waaye nag toute la oumma islamique la amal affaire te man jàpp naa loolu bu ñu ko defee léegi France nag teg nu fi suuf. Scandale au cœur de la République le dossier du COUD. jamono ji coow la ci juddoon ba léegi fayagul ka nga xam ne moo di Mody Niang ak journaliste bi di Pape Alé Niang ba xaati man boobu la téere daal di leen di daan ñetti weeri kaso yoo xam ne duñ ko tëdd waaye itam amande leen ak ndàmpaay fukki millions ñu war koo fay kii di Cheikh Amarane ban gis-gis nga ci am. ba écoutez pour le moment dossier bu bees la maa ngi koy door a dégg ñoom porté nañu plainte maintenant xëy na peut-être bu arrêt bi génne daañu xam lu ñu ci tekki li ma jàpp daal mooy ca kudd moom OFNAC moo fa demoon def fay gëstu jël rapport jox ko procureur de la République gis nga jamono ji OFNAC joxee rapport bu fekkoon ne procureur dafa defoon liggéey ba mu waroon def du laaj sax Pape Alé Niang di bindu téere ba muy indi coow lu mel nii encore une fois su fekkee président de la République bëgg naa jox fulla OFNAC moom mi yilif ministre de la justice yilif procureur moo ko war a wax dossier yi nga xam ne moom la ko OFNAC di jox mu def ca la ko war mais mieux li ñu war a def mooy lu mel ni Cour des comptes IGE ak OFNAC rapport yi ñuy génne ñu bañati ko jox procureur bi jox ko directement un juge d'instruction avec obligation mu ubbi une procédure judiciaire parce que nag bu fekkente ne bu ñu ko joxee procureur mu toog ci muy rapport OFNAC wala muy rapport IGE kon boobaa jumtukaay yooyu ñu wut pour la gouvernance vertueuse day mel ne loo xam ne xëy na joxe bopp rocc làmmiñ la waaye fulaalut président Macky Sall mais li am daal mooy su fekkoonte ne procureur ba rapport OFNAC bi ñëwee ci moom jóge ci mbirum kuddu mi defoon na la ko war kon Pape Alé Niang du laaj sax muy bindu livre ba ab procès du ci am kon jàpp naa ne ki nga xam ne moo def li mu warut a def mooy le procureur de la République bàyyi dossier bi ba yëf yi ak si fii. mais dañoo gis ni chaque fois bu rapport génnee daal di laal képp koo xam ne dafa fare ci gouvernement bi day mel daal de am ndey ak amul ndey da ci am dañuy làq doom dóor doom. waaw xam nga président Macky Sall dafa waxoon ci jamono yële yàgg na benn université d'été bu COJER ne CREI yi ñi fi nekkoon a ko tax a jóg
OFNAC ñi mu àndal la évidemment loolu sax du wax kilifa du wax loolu parce que CREI yi amul ñu ko war a tax a jóg ak ñu ko war a tax a jóg OFNAC aussi amul ñu ko war a tax a jóg ak ñu ko war a tax a jóg CREI yi ak OFNAC lenn rek leen tax a jóg mooy saytu alalu réew mi ndax yorin bi baax na wala baaxul waaye nag ginnaaw moom moo ko waxoon te liñ ne nit ñi seetlu mo effectivement mooy OFNAC ñi mu fi jot a tudd ñëpp amul fu maanaam mujjul fenn tey jii procureur de la République lu mu tudd yor na ñaari fukki rapport yoo xam ne maanaam daa mel ne lu amut loolu c'est inacceptable en même temps ñu seetlu ne Karim Wade tëj nañ ko fi ci CREI yi waaye moom itam bañ ko tëjee lañ bàyyi wax CREI yi Khalifa Sall génn nañ fi rapport IGE ba tëj ko fi waaye booba lañ mujj a dégg kuñ tëj kon mel na ne effectivement ci nguuru Macky Sall jumtukaay yooyu nga xam ne mooy de contrôle lay dër muy OFNAC muy Cour des comptes wala IGE maanaam bu fekkente ne daal laal mbir aw nitam du mujj fenn su fekkee daal laal ñeneen ñi nga xam ne ay adversaire politique dana mujj fenn kon dafa mel ne day jumtukaay yoo xam ne da koy utiliser pour des règlements de compte politique loolu c'est inacceptable parce que bu fekkee dana bokk réew mi ñu dem a dem ba wóolutu maanaam ñi yor réew mi jàpp ne ki yor réew mi day jëfandikoo justice pour di def ay règlement de compte politique loolu la muy jur jeexit gi muy jur jeexital ci askan wi day mujj nit ñi dootuñu ko wóolu te gis nga bu fekkente ne da ngaa yorum réew dama dem ba booy wax wala booy jëf nit ñi jàpp ne politique politicien ngay def su boobaa xamal ne yor nga doole ji waaye amut nekkatu kilifa parce que kilifa lañ koy wegee du loolu kon encore une fois maa ngi ñaawlu lool le fait que ñu am une pierre deux coups kii par maanaam kumba am ndey ak kumba amul ndey ci wàllu ni nga xam ne ni la ñuy doxale mbirum maanaam audit yi muy OFNAC wala IG wala Cour des comptes loolu moom jàpp naa ne su fekkente ne maanaam lu bon la ndax loolu day tax Sénégal yi duutuñu wóolu corps de contrôle yooyu mais li gën a garaaw muy duutuñu sax wóolu justice parce que dañu jàpp ne justice dafay nekkal fi gouvernement bi nekkal président de la République lu mu bëgg mu defal ko su bëggee mu tëj nit mu tëjal ko su bëggee bàyyi mu bàyyil ko te loolu jàpp naa ne du loo xam ne ci la ab république war a mën a sukkandiku. mbas mi saa yu ñu xëyee muy gën di wàññeeku ci réewum Sénégal ndax Sénégal doon référence ci lutte contre la Covid-19. waaw man de li ma jàpp mooy ginnaaw des na ba léegi benn nit buy am mbas ci réew mi rek dana war a gën a jël matuwaay yi ñu war a jël parce que ne bu ñu ko fàtte France gii demoon nañ ba mbas mi wàcc waaye ba ñu bàyyee dugg ci caaxaan gis nga la leen dal nii te nag bis maanaam bi ñuy tëj école yi 9 cas moo amoon Sénégal daanaka mi ngi wàcc waaye bis bu seetlu ëpp 9 cas am kon encore une fois yëf yi demagut mi ngi fi yëf yi nag lii tax mu tasaaroo ci réew mi nit ñi xam nañ ko mooy di ko wàllante la ci lay jigéen wàllante bi nag li ko indi mooy nit ñi di jaxasoo jàpp naa ne lépp loo xam ne du ndaje mu dul farata Sénégal yi dañ ko war a teg fi suuf di continuer di takk masque yi ak raxas loxo yi ba nga xam ne am nañu ñàkk ba su ñu amee ñàkk nag su boobaa nit ñi mën di ñàkku mu am immunité après doxi seen soxla mais tant que ñàkk amul rek na kenn ku ne jàpp ne bis bu yàlla sàkk mën nga maanaam jàngoro ji mën na laa jot bi maanaam mooy kenn ku ne ne na mu taxaw woon ba yëf yi tëkkër naasee na taxawaay boobu gën a wéy loolu la ñëpp def mooy loolu nag ci laa jàpp ni ci la wër le gouvernement bi war a gën a xiirtal nit ñi te bañ di bàkku parce que moom bu fekkonte ne yaafuse na mu yaafuse woon avant le 2 mars kon jàngoro ji dugg ci réew mi su fekkonte ne matuwaay yam waroon a jël bi mu duggee ci réew mi la jëloon kon yëf yi du lawee ni mu lawee ci réew mi kon encore une fois gouvernement bi lu muy bàkku nekku fi mais encore une fois daal man li may wax waa Sénégal mooy jàngoro ji mi ngi fi ba léegi kenn ku ne ci noonu na jàpp ne mooy soldaaru boppam mooy ñuy takk masque ak raxasoo saabu wala ñuy laal gel bu ko defee dootuñu ko wàllante bu ñu ko wàllantewul rek dana wàññi ko lool ba ñu amu ñàkk bu ñu amu ñàkk nag su boobaa nit ñi mën a dindi seen i masque ñàkku et puis duñ dox seen soxla je crois que lu mel noonu moom warees na ko mën a comprendre. mbokk yi ñu amoon mbégte di dalal monsieur le ministre Moustapha Diakhaté fii ci Sénégal 7 monsieur le ministre lan ngay tàggoo. xanaa sant leen rek di leen gërëm di wax waa réew mi rek ñu gën a am mat rawatina njaboot yi pour wax ak seen i doom ñu bañ a xaru parce que c'est vrai bëgg a teral say waajur farata la c'est vrai bëgg a tedd lu baax ci nit ñi la waaye nag bala nga ne naam ne fa jàpp naa ne daal bëgg a tedd bu kum tax nga jël loo ci dugg ci géej gi soo fa faatoo xarul la parce que nag yoonu deewukaay la waaye du yoon woo xam ne mën na cee dem mën na ci jaar bu am teraanga. jërëjëf ñu jox leen dig daje ci beneen jotaay fii ci Sénégal 7 jërëjëf. jërëjëf. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew
mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.